بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا رب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amati nañ mbégte mu rëy a rëy ngir jàkkaarloo ak seen jëmm yu tedd yi ci weeru tedd wii di shahru ramadan al mubarak waaye fa tabarakallahu ci guddi yu mujj yi nga xamante ni moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fukki fan yu mujj yi na ngeen ci wër lii ñuy wax laylatul qadri waaye tamit na ngeen ko wër ci fan yu tool yi mooy les jours impairs macha allah alhamdulillahi rabbil alamin borom bi tabaraka wa taala moo ngi ñuy dimbali ba koor gi jàll na ci jàmm ñoo ngi ñaan yàlla mu may ñu kartanu ñu woor ko te suñ ko wooree yàlla nañ ko yàlla nangu sunu koor yi ñu musa woor waaye tamit yàlla nañu yàlla borom bi tabaraka wa taala nangul koor yi ñuy waaj a woor sax barke alquranul karim su ko defee yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ngi ànd di dox ak alquranul karim mission bi moo ngi commencé woon daaw ci weeru koor wi ñu doon def li ñuy wax voyage avec le Coran alhamdulillahi rabbil alamin borom bi tabaraka wa taala dimbali nañu ba ñu bokk jàngat lu bëree ci alquran ayat yu bëri ñu jàngat ko yi nga xamante ni ku ubbi sa kaamil doo déggee tuuti arab mën caa for wala nga ubbi sa kaamil dégg tuuti français nga am traduction mën caa for ñu bàyyi ko ndax loolu daanaka du soxla yenn yitte yi waaye nag yi nga xamante ni dafa am tuuti ay sew-sew yoo xamante ni dafa laaj xóotal yooyu lañ doon dajale macha allah di ko bokk ak yéen di ko séddoo ak yéen ngir kenn ku ci nekk mën a mos ci tabarakallahu xéewal gi di alquranul karim yaakaar naa am na benn waxtaan bu nekk ci page yi mbokk yaa ngi koy partagé bi may wax ne doomu aadama dafa am relation personnelle ak alquran loolu junj la c'est-à-dire que feek jullit bi jàppul ni moom ci boppam la ñu yónni alquran la ñu adressé alquran jullit bi fekk àggagul ci maqaama boobu rek mu jàpp ne lépp lu yàlla di tere moom lay tere lépp lu yàlla di digle moom lay digal lépp lu yàlla di nettali moom la koy wax fekk jullit bi àggul foofu ci digganteem ak alquran rek y a quelque chose qui reste quelque chose qui manque kon nag alhamdulillahi rabbil alamin loolu moo tax ñu bëgg familiariser wu ak alquran gën koo bëgg gën koo sopp gën koo bàyyi xel ngir gën koo mën a jariñoo yàlla nañu yàlla boole dimbali boole ñu ñëpp jariñ ci barke alquran karim yaakaar naa démb yéen ñi nga xamante ni doon ngeen suivre gisoon ngeen ne defoon nañu benn waxtaan ci di présenter continuation bi nga xamante ni moom la ñu entamé ci jotaay bu doy waar boobu nga xamante ni moom la yàlla amaloon ak ruux yëpp muy jotaayu alastu bi rabbikum xaalu bale ndax duma seen boroom ruu yëpp ne bale mu ne kon jeex na jaayante leen ak man ñu ne lu ñuy jaayanteeg yow mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni bindu ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma waaye wa maa umiru illa li yabudullaha muxlisin bindu ma nit ak jinne lu jur ñu jaamu ma waaye jaamu yin ba mooy ñu defee ko ci ixlaas te ixlaas ki ko détenir le symbole la source même de ixlaas de la sincérité divine mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa loolu leeral nañ ko ñu waxoon leen tamit ne leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
wax na ci xadis bu wér Sahih Bukhari ne am na ci organes yi doomu aadama yi benn organe boo xamante ni su baaxee léppam baax waaye su bonee léppam bon ñu laaj ko ne ko lan la loolu lan la Seydina Muhammad daal ne muscle boobu organe boobu mooy le cœur sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy le cœur moo tax ku la gën xol moo la gën ku la gën xol moo la gën ku la gën a defaru xol moo la gën ku la gën a set xol moo la gën ku la gën a laab xol moo la gën même santé doomu aadama moo ngi dépendre ci santé cœuram yeneen cër yëpp mën nga ci am problème di ko lijjanti waaye cœur moom arrêt cardiaque moom du amee musiba am fu nekk mën nañ la faa jam nga dundaat waaye duñ la jamee ci xol du la yàlla dimbaliwul mën ngaa faatu ndax xol ni mu nekkee centre ci yaramu doomu aadama noonu la nekkee centre tamit ci wàllu ruuxaaniyaam ci wàllu spiritualité am moo tax góor yàlla yi seen yoon musta nekk ci jëmmi doomu aadama yi seen yoon musta nekk ci poche doomu aadama yi seen yoon musta nekk ci yarami doomu aadama yi seen yoon musta nekk ci dooley doomi aadama yi nit yàlla yëpp ñoom ñoo doon yonent yi seen yitt yëpp moo nekkoon defar xol yi parce que xam nañ ni du xol yi defaroo jëmm yi defaru waaye du jëmm yi defaroo te xol yi defaroo tamit jëmm ji day mujj nëpp day mujj yàqu soo gisee ñun problème yi ñu am yëpp loolu la mooy jëmm yi set na dégg nga làmmiñ yi set na dégg nga mbaxana yi rafet na kaala yi rafet na kurus yi rafet na addis yi nice na sunu tur yi rafet na jotaay yi rafet na solo yi rafet na parfum yi rafet na waaye xol ba ca biir moo feebar xol ba ca biir moo feebar moo tax ngay dégg lu nekk di gis lu nekk moo tax nit ku baax ku nekk nga gis ñu jàpp ne ku baax la waaw kay ñu xëy déggal ko garaawaali goo xamante ni da nga naan déedéet du moom li ngay njëkk a def mooy weddi ba noppi soog a gis preuve yi wala daal ne waaw ndekete waaw loolu ça signifie que c'est les cœurs qui sont malades soxor gi nit ñi soxor fi mu ne nii ci jamono nga xamante ils sont capables de t'égorger comme un mouton ils sont capables de te dépecer comme un mouton ils sont capables de te détruire soit par la magie par le xërëm par la mangok par même boole la ak nit mu dóor la marteau wala mu rey la wala mu gaañ la ils sont capables de tout parce que les cœurs sont morts waaw te loolu travail yu iblis la loolu moo tax ñu ne lan moo tax doomu aadama yi ñu fàtte seen jotaay boobu ñu amoon ak seen borom ñu ne parce que iblis moo liggéey ci seen biir xol ba jàpp seen xel ba tey jii loolu moo tax mënatuñu koo fàttaliku mooy première réponse bi ñu ne waaw iblis yan moyen la am pour mën a def pression ci doomu aadama ba doomu aadama bi bañ a fàttaliku jotaay ba mu amaloon ak boromam ñu ne am na juróom benn niveau yoo xamante ni niveau bu mu def bii doxul rek mu def ba ca des ñun nag bi yoon dañoo jël de manière décroissante c'est-à-dire du plus important au moins important suñu neexoon tamit ñu jëlee du moins important vers le plus important waaye yëpp ça vaut yëpp benn la macha allah li ma bëgg a wax foofu mooy démb ubbi nañ buntu bi wax nañ leen ne leen l'objectif premier principal de Iblis mooy le shaitan son premier objectif mooy doomu aadama bi fàtte yàlla te yàlla wax nañu ci suratu al-Hashr ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqu llaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li gad wattaqu llaha inna allaha xabirum bima taamaluun yàlla nee na wala takunu kalladina nasu llaha fa ansehumu anfusahum ulaika humul fasiqun pourquoi parce que la yastawi ashabu nnaari wa ashabul jannati humul faizun ma ngoog borom bi tabaraka wa taala nee na wala takunu bu leen nekk bu leen bokk kalladina bu leen niroog kalladina niroog ña nga xamante ni comme ña nga xamante ni nasullaha dañoo jéem a fàttelu yàlla ndax yàlla kenn mënu koo fàtte fa ansehumu anfusahum yàlla soo ko fàtte loolu dalay fàttiloo sa bopp ba dootoo tal sa bopp ba da ngay topp sa bakken topp lu kenn xamul topp fu kenn xamul topp ñu kenn xamul di ca sonn di rey sa bopp
ba dee dikk nga dee te doo ëllëgee doo dajeeg yërmande yàlla yàlla nañ ci yàlla musal bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kon iblis liggéeyam bi gën a am solo bi muy liggéey mooy fexe nit ñi fàtte yàlla. gis nga moo tax mbiram yëpp dafa xumb, ay tëgg la, ay fecc la, ay coow la, ay riir la, ay wax ju bëri la. bërki démb maa ngi waxtaan ak Thierno Omar mu ne ma waaw coow lu bëri lii ci réew mi lan la, coow lu bëri lii ci réew mi lan la. ma ne ko xam nga coow lu bëri su amee rek dëgg réer. xam nga dëgg dafa fiir, dëgg dafa fiir mbokk yi. loolu moo tax du coow bëri rek nga gis dëgg moom daal dem toog fee noppi. loolu nag ñun dañoo xam loolu. Sénégalais yi ils connaissent ce secret. mooy lan xam nañ ni du riir mi baree, du coow li baree, du werante bi baree rek dëgg réer. moo tax kenn dootul noppi. te wolof yi nee nañ ku woddoo làmmiñ soo noppee rafle. ah ku woddoo làmmiñ soo noppee rafle. loolu moo tax kenn nanguwutee cee noppi. ku jug rek di wax di mbelelali di selalali pour lan kenn ku ci nekk sa lopin de vérité bi nga yor, sa tojitu vérité bi nga yor nga téye ko ci sa loxo jàpp ne yow dong yaa am dëgg, ñi ci des ñëpp amuñu dara. koo gis noonu lay waxee, noonu lay doxalee, di minimiser, di rabaisser, di toroxalaate, di sànni traak, di wax lu kenn xamul. coow loolu su baree kenn dootul xam fu dëgg féete. moo indi radicalisation yi mooy indi radicalisme bi, mooy indi xol yu tàng yi, mooy indi yëpp. loolu baaxul. xanaa xamoon ni Seydina Muhammad sunu soppe bi sallallahu alayhi wa sallam waa yéefari Màkka yi dañoo mujj dajaloo daal ne Muhammad mii daal duñ ko bàyyee muy tenir discours am yi, sunu njaboot yëpp dina leen yóbbu dugal leen ci l'islam. kenn ci ñoom daal ne waa léegi lan mooy pexe, lan mooy solution bi ñu war a mën a dimbali ba discours am bi dootul tasaaroo ci kaw suuf. kenn ca ñoom moo wax ne benn kàddu bu ndaw la wax de, mu ne wal xaw fiihi. loolu kàddu gu tuuti la mais kàddu gu garaaw a ngoog. wal xaw fiihi nee na dañoo wax ne yéen daal topp leen Muhammad fu mu taxawee commencé discours rek yéen da ngeen di yuuxu ci wetam. suy wax rek ngeen naan wa loolu ñi def syndicalisme wala ñi nekkoon ci foyer yi léeg-léeg koo bëggul mu yéeg wala benn tendance su yéegee ngeen bañ kàddoom jóg noo leen def dañuy yuuxu wuu yuuxu, ñii di tàccu ñii di yuuxu ba sa kàddu kenn du ko dégg. bu dee politique doo yéegee di meeting bëgguñu laa dégg, noonu la ñuy def. bu dee syndicalisme dooy wax te bëgguñu, noonu la ñuy def. pour lan dañoo bëgg a étouffer la vérité. kooku c'est une technique boo xamante ne alquran moo ko révélé. léegi yéefar yi dañ ko daan def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moo tax coow li bëri. yàlla nañ ci yàlla musal. waaw yàlla nañ yàlla gindi, yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xamante ni dañuy gis dëgg, di dégg dëgg, di nangu dëgg. fu leen dëgg fekk yóbbu leen, fu ñu fekk dëgg topp ko ànd ak moom. yàlla nañ ci yàlla boole. su ko defee mbokk yi kon coow lu bëri li amul solo, wax ju bëri ji amul solo. ndax loo mënti wax, foo mënti wax, ci koo mënti wax, su ëllëgee di nga ko waxaat ci kanamu yàlla. te balaa loolu sax di nga ko gis ci àdduna. te doo demee sa biir bàmmeel da nga ko gis. ñii laqatu ci réseaux sociaux yeeg, ñii laqatu fii ak ñii laqatu fee ak ñii sànni traag ak ñii yónnee ak yëpp ci ku mu mënti doon ak fu mu mënti doon ak lu mu mënti doon, ci domaine bu mu mënti doon. yàlla mooy ar-raqibu, c'est le grand contrôleur, mooy contrôler lépp ñoo ngi ko enregistré ci ay caméra. fii ñun ñoo ngi fii ci Europe gii, fii dara du fi rëcc. waaw dara du fi rëcc. léegi ay caméra 360 degrés sax lañ yor, multidirectionnel, yoo xamante ni bu njëkk da nga naan fii am na caméra ngay wattu. léegi caméra bi fii lay nekk di jël fii yëpp ci côté yëpp. xam ngeen li may wax bu baax. yëf yaa ngi dal bu baax. da ngay toog rek PV bi fekk la sa biir kër, maa la ko wax. 135 euros 35 euros nga ne waa lii fan la woon, ñu bindal la lépp, yónnee la photo yi ne yaa defoon nangam ci bërëb sàngam, doo teg benn baat. waaw bu dee tubaab bi ñoo mën loolu ca Londres, mën ko fii ci France, mën ko ca Allemagne, mën ko ci Amérique,
yàlla mi bind jaam mi moom ñëpp nag te moom kat yàlla wuute na ak ñoom ñii ñoo ngi koy defee ak ay caméra di ko defee ak ay satellite yàlla soxlawul loolu yëpp yàlla soxlawul nopp pour dégg soxlawul bët pour gis soxlawul làmmiñ pour wax waaw kooku beneen affaire la. donc tey mbokk yi ñu bëgg a waxtaane Iblis objectif yi mu am te objectif yi nekk juróom benn niveau tey ñu bëggoon waxtaane premier niveau bi mooy fi muy jaar ba nit ki fàtte yàlla parce que fàtte yàlla su saxee rek da ngay mujj weddi yàlla da ngay mujj bokkaale yàlla da ngay mujj di noonu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te ñett yi ma tudd mooy premier niveau objectif ak résultat yi nga xamante ni moom la Iblis di bëgg chaque jour. Premièrement moom du sañoon ñëpp dañuy weddi yàlla ku rëcc ba weddi woo yàlla mu fexe ba nga bokkaale yàlla ku rëcc ba bokkaale woo yàlla nga fexe ba noonu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñett yii la. loolu bëgg naa ngeen noté ko bu baax a baax bind leen ko donc yooyu dafa jara bàyyi xel bu baax moo tax tey jii nag ñett yooyu lañ bëgg leeral ba mu leer nañ su ko defee incha allah bu subaa ñu ñëw ci yeneen juróomi niveau yi nga xamante ni Iblis fa lay jaar ngir nit ñi fàtte seen jaayante bin jaayante woon ak yàlla balee gañu waxoon ca alastu bi rabbikum ñu fàtte ko wa maa xalaqtul jinna wala insa illa liya'buduni bi nga xamante ni moom lañ séq ak borom bi tabaraka wa taala ñu fàtte ko nekk ci seen bopp nekk ci seen bànneex nekk ci seen bakken te xam na ni loolu képp ku ko def képp ku topp sa bakken fa ngay mujjee mooy ci dumay yàlla nañ ci yàlla musal bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee bu njëkk bi mooy al kufru te mooy li gën a rëy moo gën a rëy kufru xam nga le verbe kafara en réalité en arabe moo ngi signifier le verbe dafana kafara mooy dafana waaw soo jàngee alquran di nga ko fekk foofu moo tax al kuffar premier sens am du mécréant premier sens su kuffar mooy cultivateur quelqu'un qui cultive son champ quelqu'un qui enterre la graine pour que graine bi mën a indi yeneeni garab yeneeni doom mooy al kuffar soo demee ci suratul fathi yàllaa ngi wax foofu laqad sadaqa allahu rasuluhu ruya bilhaqqi la tadxulunna al masjid al harama insha allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taxaafuun fa alima ma lam taalamu fa jaala min duni zalika fathan qariba huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alhaqqi liyuzhirahu ala addiini kullihi wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar dëggal ashiddaau ala alkuffar jàppal foofu ruhamaau baynahum tareehum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwanan siimeehum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fi tawre wa mathaluhum fi linjili kadar'in axraja shat'ahu fa aazarahu fastaglaza fastawa ala suuqihi yu'jibu zurraa li yagiida bihumul kuffaar déggal li yagiida bihumul kuffaar wa'ada allahu alladina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima dégg nga ñaari kuffaar yooyu bokkul muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala al kuffaar kuffaar bii mooy les mécréants bee yu'jibul kuffaara al kuffaar bii moo ngi signifier les cultivateurs allah kon léegi war nga maa laaj ban relation moo am entre le cultivateur et le mécréant c'est-à-dire relation bi ñu am relation bu simple la mooy cultivateur bi qu'est-ce qu'il fait pour cultiver son champ mooy la nan lay def day gas suuf si jël graine jël ay doomu dugub wala doomu gerte wala doomu mboq wala doomu ñebbe wala doomu lu mën doon mu suul ko ci suuf si ba kenn dootul gis graine bi loolu mooy kuffaar mooy kaafir mooy suulkat léegi nag kuffaar beneen bi premier kuffaar bi deuxième kuffaar bi mooy boobu premier kuffaar bi ngay jot ci suratul fathi kuffaar bu njëkk boobu mooy yéefar mooy lan moom gi la yàlla moom déglu bu baax li may wax
moom gi la yàlla moom, bind gi la yàlla bind, jaayante bi yàlla jaayante ak yow nga jaayante kook yàlla ci ni da nga ko jaamu di nga ko topp gi nga war a topp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, islam bi war a nekk sa diine, kaaba gi war a nekk sa xibla, alquran bi war a nekk sa téere, madina bi war a nekk suuf si gën a tedd ci suufu àdduna bi ci yow, ka makka di suuf si gën a tedd ci suufu àdduna bi, dégg nga sa umma di ummatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gën gi umma, dégg nga say mbokk di war a nekk waa lislaam di julliti, gis nga lii yëpp da nga koy dajale gas ba mu xóot nga suul ko. kooku mooy kaafir, mooy ki nga xamante ni dafa jël existence yàlla ak suprématie ak supériorité rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak la vérité de l'islam, la vérité du Coran, la vérité de la Kaaba, la vérité de la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la vérité du mois béni de Ramadan, la vérité de Aïdul Adha, la vérité de Aïdul Fitr, la vérité des musulmans de l'islam, yëpp nga jël ko def ko ci mbuus gas ba mu xóot nga suul ko. loolu mooy kaafir, mooy kooku mooy weddi yàlla. moo tax ñoom kaafir bi moo nekk ci kaw sommet wu lépp lu bon, parce que moom dafa jël lii yëpp gas ba mu xóot mu suul ko, comme ni cultivateur bi jëlee dugubam wala mboqam wala ceebam wala xawma lu mu mënti doon wàqi ba mu xóot mu suul ko ba kenn gisatu ko. différence bi mooy lan? cultivateur bi su ndox sotteekoo ca kaw loolu mu suuloon, dégg nga, naaj ñëw, yërmande yàlla ñëw, la mu suuloon day mujj soppeeku nekkaat beneen ñax moomu mujj nekk ab tige boobu indiwaat ay yeneen graine ak yeneen i doom, muy ay xéewal ak i teraanga nit ñi lekk ca. bu dee kufaar bii nag premier kufaar bi mooy ashiddaa'u alal kufaar, mooy yéefar yi, ñoom seen pax moomu ñu suul yëf ya mooy nekk seen kër ëllëg ci yawmal xiyaama, mooy safara, mooy waylul lil mutaffifiin waylul li kulli humaza til lumaza, waylun mooy xur ca safara, jahannama lañ jëm ñoom ñëpp, mooy kufaar yi. kon yaakaar naa heure boo leen déggatee kufaar di ngeen comprendre lan mooy kaafir mooy singulier bi, kufaar mooy pluriel bi, kaafir tamit mooy singulier bi, kaafiruuna bi tamit pluriel la. waaw, pluriel interne ak pluriel externe la ma ngoog. donc loolu bàyyi leen ko xel bu baax a baax lii soo leen ko comprendre rek jeex na. ok, léegi nag ñu dem ci alquranul karim. alquran dimbali ñu ci ñen ñooy yéefar yi. soo jàngee alquranul karim yàlla wax ne bismillahi rahmani rahim, alif lam mim, zalika alkitabu la rayb fihi hudan lilmuttaqin alladina yuminuna bilghaybi wa yuqimuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم am lam tunzirhum la yuminun. Pourquoi? Parce que khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. ubbil suratu al-Baqara ci aaya yu njëkk yi da nga fa fekk lii may wax nii. borom bi moo ñu jàngal keroog bi mu waxee ba noppi ñii dem aljana ca saasi la ñu wax yéefar yi dem sawara. ulaika humul muflihun, ñii daal ñooy dem aljanna. ñu ne ko ñan ñooy dem aljana? mu ne na alladina yuminuna bil ghaybi, ñi gëm kumpa, wa yuqimuna salata, te ñuy julli te ñuy taxawal julli, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ñuy génne azaka ak di saraxe. yàlla nee na ulaika ala hudan min rabbihim, ñii de yàlla gindi na leen, jubal na leen, yàlla nañ ci yàlla boole. wa ulaika humul muflihun, ñoom ñooy dem aljanna, ñooy texe ëllëg. ca saasi la ñu wax nag ñu nañu contraire u ñii mooy ñan? inna alladina kafaru sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yuminun. yàlla nee na yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, gis nga sa waaraate yi am na ñoo xamante ne buñ ci bokk, parce que nga waar leen ak nga ñàkk leen a waar sawara lañ jëm. nga waar leen ak nga ñàkk leen a waar safara lañ jëm, parce que li war a dégg ci ñoom waar dafa tëju. ñu ne ko yan la? mu ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. yàlla nee na dafa jël lu mel ni mbàjj mu mag, mbàjju kufru, moom lañ sànni ci seen nopp ya ba dootul mën a dégg.
moom lañ sànni ci seen dënn ya ba dootul mën a bëgg, moom lañ sànni ci seen làmmiñ ya ba dootul mën a wax laa ilaha illallah, moom lañ sànni ci seen bët ya ba dootul gis laa ilaha illallah, moom lañ sànni ci seen yaram ya ba dootul sentir laa ilaha illallah. waxaat na ko sax ci sóoratu yaasin, waxaat na ko nee na ko anzartahum am lam tunzirhum laa yuminun, nga waar leen nga ñàkk leen a waar duñu gëm mukk, parce que ay yéefar lañu. waaw yéefar mooy ku dul dellu ginnaaw, mooy koo xamante ni amul benn chance pour mucc. waaw moo tax yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laqad xaqa al qawlu ala aktharihim fa hum laa yuminun. lii dëgg daal mooy li ëpp ci ñoom duñu gëm mukk. waaw laqad xaqa al qawlu ala aktharihim fa hum laa yuminun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fa hum laa yubsirun. waaw ci la ko waxee nag wax ji mu ko waxoon ci suratul baqara ne ko wa sawaa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum laa yuminun. waaw jeex na, yal nañu ci yàlla musal. bi ci topp mbokk yi mooy borom bi waxaat na ci suratu al mulk, nee na bi muy laaj foofu laajam yooyu ca commencé ci alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir, dem na ba ci biir mu yàlla wax ne am man haza alladi huwa jundun lakum yansurukum min duni rrahman. xoolal la ci yàlla teg, yàlla nee na innil kaafiruuna illa fi xurur. nee na daal yéefar yi dañoo nekk ci dérision, dañoo nekk ci trahison personnelle boo xamante ni ñoom ci seen bopp xamuñu ne dañuy jàpp ne yàlla la ñuy fonto wala dañuy weddi yàlla, fekk seen bopp la ñuy weddi, seen bopp la ñuy sànq. yàlla waxaat na tamit ci suratu an-naba'i, yàlla waxaat na ne nee na yawma yaqumu ruuxu wal malaa'ikatu saffa, yawma yaqumu ruuxu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illa man azina lahu arrahmanu wa qaala sawaaba zalika alyawmu alhaq faman shaa ittaxada ila rabbihi ma'aaba inna anzarnaakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaa wa yaqulu alkaafiru ya laytani kuntu turaba. okay wa yaqulu alkaafiru ya laytani kuntu turaba. yàlla nee na yowmal qiyaama, loolu waxtaane woon naa ko ba pare. jur gi mooy animaux sauvages yi ak animaux domestiques yi daan mbëkkanteeg yi daan lekkanteeg yi daan gaañante, yàlla da leen dajale ñoom ñëpp yowmal qiyaama. kenn ku ci nekk la nga tooñoon sa morom yàlla jugé leen, kenn ku nekk nga fay sa morom àqam. suñu paree yàlla da leen def ñoom ñëpp suuf. waaye su boobaa alkaafiru yéefar yi ñii ma waxoon ne ñoo weddi yàlla, jël lépp def ko ci biir gas ba mu xóot weddi yàlla, ñooñu borom bi tabaraka wa taala nee na ñoom dañuy wax ne aka neexoon ñu nekk suuf tey jii, yaa laytani kuntu turaba wa yaqulu alkaafiru yaa laytani kuntu turaba. ma ngoog xoolal fii saar wi moom ñun ñëpp ko miin, parce que jullit bu nekk da koy jàng di ko defee shafa ak witar. suñ jàngee shafa sabbih isma rabbikal a'la, beneen saar wi beneen raka bi ñoo ngi jàng suratul kafirun. bismillahi rahmani rahim qul ya ayyuhal kafirun, déggal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud lakum diinukum waliya diin. jeex na, yëf yaa ngi nii. saar wi nag moo ci gën a leer moom, parce que saaru lëmm bu tudd kaafiruna mooy les mécréants, ñi jël li ma waxoon yëpp mooy yàlla ak yonent bi ak alquran ak sunna ak xam-xamu diineeg kaaba gaak yëpp def ko ci mbuus gas ba mu xóot suul ko, te fañ ko suul ndekete mooy seen kër ca sawara. alkaafiruun yàlla nee na yonent bi wax leen ba mu leer naññ ne yow bokkook ñoom bokkuñook yow, kenn ku nekk la mu xam na ca dem. lakum diinukum waliya diini. waaw yéen daal yéen a ngoog seen loolu ngeen tuddee diine, déggal bul wax yéen a ngoog seen diine. léeg-léeg nga dégg gars yi di ko wax, yenn gars yi naan yàlla daal li mu wax leer na lakum diinukum waliya diin. yéen vous avez à vous votre religion, à nous la nôtre. déedéet du noonu de kenn du ko firee noonu de. lakum diinukum waliya diini déedéet. loolu ngeen jàppee ne mooy seen diine
jàpp leen ko. ñun sunu diine ji nag mooy diine dëgg mooy islam mooy lakum diinukum loolu ngeen jàppee seen di mooy seen diine mooy seen diine yéen wala ya diini man sama diine mooy islam te kat yàlla nee na inna diina inda allahi l islam diine ja yàlla nangu ëllëg ca kanamam moom yàlla mooy l'islam waaw képp ku jàpp beneen diine bu dul islam yàlla nee na du la nangul sa dara yàlla ñu ci yàlla musal waaw kon mbokk yi duñ toppee wàllu kufru fii la ñuy fanaan donc kufru tamit nañu xam ni léeg-léeg kaddu dina la ci dugal kaddu mën na yóbbu ci nit ki ba mu weddi yàlla moo ngoog nañu xam loolu am na kaddu yoo xamante ni ku ko wax yéefar nga ku ko wax ci yàlla yéefar nga ku ko wax ci yonent bi yéefar nga ku ko wax ci alquranul karim yéefar nga waxuma la sax alquran waxuma la 6666 aaya yi ci nekk waxuma la 60 xizib yi waxuma la 114 saar yi waxuma la la ca nekk yëpp ci ay lettre waxuma la loolu de waxuma la kalimaati alquran yi déedéet dama ne benn lettre alquran ku ko weddi yéefar nga yaa ngi dugg ci loo bii waaw donc am na ay kaddu yu lay def yéefar am na ay jëf yu lay def yéefar waaw yooyu du ñàkk ci beneen jotaay dinañ ko gën a yaatal incha allahu taala dañuy bañ a gën a guddee lool su ko defee ñu wattu ñaan yàlla mu dimbali ñu ba ñu sax ci lislaam dee ca dekki ca Seydina Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci benn xadis bu doy waar foofu la ñuy daanelee ci wàllu kéefar gi mu ne képp koo xamante ni bëgg ngaa mos caf ka ngëm yàlla Seydina Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na nga fexe ba yàlla akub yonentam gënal la kudul yàlla akub yonentam allah 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 na nga fexe ba yàlla akub yonentam gënal la kudul yàlla akub yonentam loolu waxtaane nañ ko ba pare yaakaar naa mbokk yi mooy nga fexe ba yàlla akub yonentam gënal la kudul yàlla akub yonentam su xottee sa xol daal yàlla moom lépp waaye ko cay topp rasulullaay la kuy ñëw soog a ñëw waaye dara gënta garaaw dara gënta dangereux ab jullit ñu xotti xolam fekk ca mu jiital ca keneen ku dul yàllaa ko yonentam loolu ku ko def dee boo nga xam ne halku nga adduna ak ku nga àllaaxira parce que loolu nga jiital ci sa biir xol bàyyi yàlla ak yonentam su ëllëgee yomal xiyaam doo ko séen doo ko gis ndax moomu nga yaakaar loolu nga yaakaar foofu nga yaakaar kooku nga yaakaar li tax ñu yaakaar ko parce que moom dafa jiital ci xolam yàllaa ko yonentam kon soo bëggee mucc yow it roy ko ci loolu nga jiital ci sa biir xol yàllaa ko yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam soo bëggee am caf ka ngëm yàlla xalaawatul iman nee na da ngay bañ a dellu ci kéefër comme nit ku dëgg xal xam nga loolu moom lu nekk mën nga koo dëgg tegaat sa tànk ba mu des xal moom doo ko dëggee xal moom doo tegaat sa tànk moom di nga fexe xam loo dëgg lu mu doon ak noo ko dëggee ndax xal bi toppul sa tànk yooyu yëpp di nga ko lijjanti waaye doo dëggaat sa tànk moom waaw soo ko dëggaatee beneen tëb dina la dikkaat man maa la ko wax yonent bi nee na ni nga bañee dëgg sa tànk ci xal bañ koo delloowaat ca xal woowee mu ne na nga bañee noonu jóge ci ngëm yàlla dellu ci kéefër ñetteel bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ne nga bàyyi ba nit ñi di nelaw yow ngay jaamu yàlla nga bàyyi ba nit ñi di nelaw ngay naafila ngay bàyyi ba nit ñi di nelaw ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent nee na yii ku koy saxoo yàlla dina dem bu ubbi sa xol def ci yëg-yëgu yàlla yëg-yëgu ngëm yàlla te loolu ku ko am dootoo weddi yàlla dootoo bokkale yàlla nañu ko yàlla defal du ñàkk beneen bis na ngeen ma ko fàttali mbokk yi ngir incha allah beneen bis ñu mën koo jël def ko spécial xalaawatul iman mooy caf ka ngëm yàlla parce que am na ñu bëri loolu la ñoo ngi julli mais amuñ ci benn yëg-yëg ñoo ngi woor amuñ ci benn yëg-yëg ñoo ngi def ay kurus yor seen kurus di zikar amuñ ci benn yëg-yëg léegi nag am na ay moyens yu nit mën a jaar ba yëg-yëgam ci yàlla mën a fort mën a dëgër mën a neex ok loolu c'est très important sunu Baye Abdoul Aziz Dia ñoo ngi koy nuyu bu baax mook soxna Anta Thioune ca Casamance ñoo ngi leen di ziyaara bu baax donc kéefara ngoog yonent yàlla Muhammad jàngal nañu kon lan mooy kéefar kon yéefar daal li ñuy wax ci wolof ne ku ndóbin rey sa maam foo gis lu ñuul war ngaa daw waaw nañu wattu kéefar weddi yàlla waaw lépp loo xamante ni am nañ ko ci teraanga ak ci xéewal ak ci mucc ak ci yokkute nañu xam ni yàlla moo ñu ko defal
wa ma bikum min ni'matin fa min allah loo leen mënti am ci ay xéewal ki teraanga ki lu mën ci doon bu leen ko jox kenn bu leen ko delloo kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala su ko defee duñu sëkk jëf duñu suul jëf waaye dañuy nekk ñu reconnaissant ci yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax nit yàlla yi di wax ne jaamu yàlla dëgg-dëgg mooy sant yàlla mooy contraire weddi yàlla mooy wax ne li yow yàlla moomu la yonent bi du sa kilifa yàlla ñu ci yàlla musal su ko defee mbokk yi ñaareelu poñ bi nga xamante ni moom la iblis mooy deuxième résultat bi iblis gën a bëgg di ko am mooy ashirku billah ragal naa sax dafa mel ni tabarakallahu kufru bi duñ ko déggee mbokk yi dinañ am idée bu rëy ci shirku parce que kufru moom kaafir bi mooy le mécréant moom dafa weddi ne yàlla amul waaw wala mu wutal ko yeneen tur waaw nga xamante ni moom dafay weddi yàlla weddi xéewalam weddi teraangam lu ñu am mu ne c'est la nature comme fii lu ñu wax ñu ne c'est la nature c'est l'évolution c'est l'évolutionnisme de Charles Darwin c'est la science c'est xaw ma lay yooyu daal lay yu kenn xamul yu amul bopp amul genn bokkut ak nag a shirku mooy wutal yàlla ndend wutal yàlla moroom kooku sew-sew bu réy la moom la ñuy wax bokkaale yàlla mooy ñu ne allahu mooy allah nga ne keneen mooy allah déggal ñu ne allahu mooy arrahman nga ne keneen mooy arrahman wala leneen mooy arrahman wala feneen mooy arrahman ñu ne allahu mooy alxayu mooy le vivant éternel nga ne déedéet am na keneen koo xamante ne moom du dee gis nga wala ñu ne allahu mooy alquddus yàlla moo laab moo set nga ne am na keneen koo xamante ni moom it dafa laab moom it dafa set wutal ko ndend ci niveau bi ñuy waxal yàlla ngay waxal mbindeef moomu loolu dégg nga ñu ne yàlla mooy joxe nga ne diw mooy joxe wala place sàngam mooy joxe wala mbir sàngam mooy joxe loolu mooy ashirku mooy shirku mooy bokkaale yàlla mooy lan wutal yàlla ndend wutal yàlla moroom lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufu an ahad kufu an mooy wutal yàlla ndend wutal yàlla ndend loolu nag lu dangereux la parce que ki nga xamante ni day wutal yàlla ndend alquran dafa catégorique ci ñoom alquran nee na ñoom ñooñu ay sobe lañu allahu akbar innamal mushrikuun najas naka bokkaalekatu yàlla yi naka ñiy wutal yàlla ndend ay lan lañu ay sobe lañu donc loolu nañu dellu def attention yàlla nee nañu yonent yu bëri yàlla setal na leen ci bokkaale yàlla rawatina Seydina Ibrahim nee na ma kaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa ma kaana min al mushrikin gis nga wa ma kaana min al mushrikin nee na Ibrahimu musta bokk ci ñi bokkaale yàlla musta wutal yàlla moroom d'accord ñu dem yàlla nee na ci alquran yéefari dañ doon wax ne wa qaalu kunu huudan aw nasaara tahtadu yàlla nee na yonent yàlla Muhammad qul bal millata Ibrahima hanifan wa ma kaana min al mushrikin okay yàlla nee na yàlla neen rasulullah gaa yi daal fexe woon nañ ba gëmloo la conscience collective demoon nañ ba gëmloo leen ne leen képp ku bëgg a jub daal da ngay nekk yahud mooy juif wala nasaraan wala chrétien ku ko nekkul daal mënoo jub ci kaw suuf waaw léeg-léeg sax ñun Sénégal dañ koy wax waaw kay di indi yu kenn mënta wax naan ñoom sax ñooñu gën de ñoom de nangam déedéet gëneel kañ moo ngi ci nangul yàlla ak nangul rasulullah sallallahu alayhi wasallam sooy joxe ceeb bi gën a bari ci kaw suuf di faj mi gën a wér ci kaw suuf te nanguloo yonent bi baax kañ moo ngi commencé ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci nangul yàlla ci topp rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu erreur bu rëy la léeg-léeg gars yi dañ ciy jóom yàlla nee na déedéet loolu wérul waaw yow yonent yàlla Muhammad gars yi nee nañ kunu huudan nekk leen ay juif aw nasaara wala ay chrétien tahtadu su boobaa ngeen di jub yàlla nee na yonent bi yow Muhammad li ma la wax loo daal mooy lan bal millata Ibrahima man daal li may topp mooy yoonu Seydina Ibrahima
mu mel ni dañoo laaj yàlla ne ko waaw Seydina Ibrahima luy yoonam mu ne kaana qul millata Ibrahima hanifan Ibrahima daal ku jengoon wuti yàlla la ku sàkku woon ngërëmul yàlla lu mu sa taxaw ci kanamam yàlla taxaw ci kanamam mu tànn yàlla takat wa maa kaana minal mushrikin musta bokkaale yàlla musta jaamu lu dul yàlla musta sujjootal lu dul yàlla musta ñaan lu dul yàlla musta topp lu dul yàlla musul wax ne keneen mooy dundal mooy rey mooy dekkal wala moom mooy wërsëgal wala mooy xañe wala mooy maye ku dul borom bi tabaraka wa taala wa maa kaana minal mushrikin ñu dem borom bi tabaraka wa taala wax nañu ci beneen aaya nee nañu qul ya ahlal kitaabi sayyiduna Muhammad la ko wax ne ko waxal ne ya ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna Muhammad yàlla moo ko wax ne ko waxal ak waa ahlul kitaab mooy juif yi ak chrétiens yi ne leen taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum ñëw leen ci kàddu goo xamante ni ñun ñëpp moo ñu mën nañoo tënk rapidement jubóole ñu rapidement ñu ne ko ban kàddu la mu ne mooy laa ilaha illa allah te du boobaa kat nan lañ koy pratiquer allah na'buda illa allah ñu bañ a bokkaale yàlla wala nushrika bihi shay'an te duñu wutal yàlla moroom mooy Mariama du yàlla Seydina Isa du yàlla Zeus du yàlla Osis du yàlla dégg nga Napoléon du yàlla Hitler du yàlla Marx du yàlla Lénine du yàlla Mao du yàlla maoïsme du yàlla léninisme du yàlla marxisme du yàlla capitalisme du yàlla dégg nga socialisme du yàlla trotskisme du yàlla loo gis muy isme wala muy jëmm doomu aadama ñu jàppee ko comme système boo xamante ne dañ ko war a topp wala ñu war ko wéetal min dunillah ñu xam ne loolu du yàlla wala nushrika bihi shay'an lii de suñ ko defee ñun ñëpp ñu juboo wala yattaxida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah te sunu biir kenn waru cee jaamu kenn ku dul yàlla ñun ñëpp ay jaami yàlla lañu wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda in kullu man fi samawati wal ardi illa aati arrahman abda ma ngok yàlla nee na yonent bi nag su boobaa sooy wax ak ñoom wax leen kàddu yu rafet yi suñu ànd ak yow ci lii ci lii ñu ngeen ànd ak ñoom su dul loolu nag qul ashhadu bi anna muslimun wax leen ne leen ñun daal ñoo ngi sax di jébbulu ci yàlla di topp yàlla di nangul yàlla te loolu toujours mu am fan yee ci ginnaaw gis ngeen ko fii à Paris ab jeune chrétienne boo xamante ni dafa ñëw ci xadra bi ne dafay tuub ma ne ko ba il faut que nga seede ni kenn du yàlla ku dul yàlla kenn du yàlla ku dul yàlla nga seede ni Seydina Muhammad yàllaa ko yónni mu ne ma d'accord naa waaye ma ne ko tey jii nag à partir d'aujourd'hui da ngay weddi ne Mariam yàlla la mu ne ma weddi naa ko ma ne ko da ngay weddi ne Isa yàlla la mu ne ma weddi naa ko ma ne ko da ngay weddi la trinité dugg ci unicité mu ne ma d'accord naa ma ne ko deex na jullit nga yéen ñëpp suivre ngeen ko ma tuddee ko Halimatu Saadiya kenn nampal Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yéen ñëpp suivre ngeen ko en direct muy jotaay bu daw yaram lii la woote bi fii lañ jëm waaye bu dee tabaarakallahu leneen nag kenn ku ci nekk na xam fu mu jëm yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla boo waxaat na ci alquran ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaale ak keneen waaw bu leen ko bokkaale ak keneen waaw loolu nag il faut que ñu leeral ci tuuti ay sew-sew waaw parce que léeg-léeg nit ñi dañuy coow rek di wax jullit bu wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah di jaamu keneen ku dul yàlla loolu de lu ñu war a xoolaat la wala ngay askanale les attributs et les épithètes d'Allah les noms d'Allah nga koy attribuer beneen doomu aadama te yow waxee woo ko ci niveau doomu aadama parce que loolu dinay am waaye nag da nga ko war a waxee ci niveau doomu aadama parce que yonent yàlla Muhammad am na ay turu yàlla ak ay épithètam ak ay attributs am yoo xamante ni moom am na ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim bismillahi rahmani rahim te yonent bi tudd na raufun tudd rahim fii waaye dafa tudd raufun rahim ci muhammadiyatoom en tant que Muhammad yàlla tudd bismillahi rahmani rahim
ci rahimiyatoom moom yàlla ci ni mu toll moom yàlla ci ilahiyatoom. loolu il faut que ñu koy leeral mbokk yi sinon musiba dafay am waaw su ko defee bokkaale yàlla sew na dafa am bokkaale nag bu mag mooy wutal yàlla ndend ak bokkaale bu sew bu woyof bi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokkaale bu ndaw bi moom mooy ngay ngistal kuy ngistal sax yaa ngi bokkaale yàlla waaw kuy ngistal yaa ngi bokkaale yàlla parce que yaa ngi jàpp ne keneen war na laa fay keneen war naa kontaan ci yow ku dul borom bi tabaraka wa taala. su ko defee ñu def attention bu baax a baax a baax bi ci des tamit maa ngi attirer attention mbokk yi am na ñoo xamante ni seen adduna yëpp mooy lan wër rek naan diw bokkaalekatu yàlla la diw day bokkaale yàlla loolu la gis nga def ñu ne da ngay bokkaale yàlla soo demee di ziyaare ak xabru ñu ne day bokkaale yàlla soo toogee ci kanamu sëriñ sukk ci kanamam ñu ne day bokkaale yàlla soo tàllalee loxo ñu lay ñaanal di tufli ñu ne day bokkaale yàlla soo ne maa ngi ñaan yàlla ci barki Seydina Muhammad ñu ne day bokkaale yàlla nga ne barki Cheikhu Tidiane ñu ne day bokkaale yàlla barki Cheikh Umarul Fuuti ñu ne day bokkaale yàlla yàlla defal ma nangam ci barki diw mi tëdd fii ñu ne day bokkaale yàlla déedéet loolu jegewul ak bokkaale yàlla. Cheikh Umarul Fuuti dafa wax ju am solo maa ngi ñaan mbokk yi ngeen bind ko commentaire. loolu yaakaar naa defoon naa ci waxtaan xaw ma fan la nekk nag ku mel ni Njóogu Mbóoj bu dee am na fi ma ko waxtaanee na ci dimbali mbokk yi def lien bi mbokk yi mën ko barkeeloo waaw kay def lien bi nit ñi mën cee barkeelu mooy lan Cheikh Omar nee na al inkaar xam nga imaamu Shafii dafa wax ne al inkaaru ruknu min al kufri dafa wax ne weddi diingat critiquer dénégation critiquer mu ne kenn la ci kéefër ci weddi yàlla bi ma doon waxtaane sànq te weddi yàlla safara la lay yóbbu directement moo tax diingatkat boo gis li ci ëpp safara lay mujjee maa la ko wax léegi weddikat diingatkat critiquer kat boo gis li ci ëpp sawara lay mujjee su gaawta tuub parce que dina wax ba wax lu ko yóbbu sawara maa la ko wax yonent bi nee na bari na ku dem ba nga xamante ni dara desul la dul dugg àjjana la dul benn pas nga wax benn wax ñu dugal la ci safara lu mat 70 été 70 ans nga sànn ngay tëmb ci biir safara te doo wàcc te doo àgg fa nga jëm attention waaw di dingat rek loolu de surtout kii am ñoo xamante ni xëpp a xëpp ñu ne diw day bokkaale yàlla kurus sax soo ko yore ñu ne day bokkaale yàlla waaye sëñ bi ñun fuñ jëm te ñoom xamuñu luy bokkaale yàlla xamuñu ko déedéet attention Cheikh Umarul Fuuti radiyallahu taala anhu nee na nit bala mooy diingat dafa war a am ñeenti mbir ñeenti critère la war a am ñeenti critère nee na su ci benn manqué waroo diingat dara yow li nga war a def mooy sax di noppi ba faw Cheikh Omar nee na benn bu njëkk bi mooy lan ak taqwa ragal yàlla allahu akbar gis nga ko xam nga kon fi mu ne nii lii nii doo ko toppee lii Cheikh Omar bind ci rimaaxu demal ci rimaax moo nga fa li ma lay wax nii lii soo ko toppoon disqualifié nga dingatkat yëpp ak taqwa ragal yàlla bàyyi xel yàlla di séddi yàlla di bàyyi xel ëllëg yowmal qiyaama di bàyyi xel alquran di waajal bàmmeel di bàyyi xel bàmmeel Cheikh Omar nee na mooy première règle bi nga xamante ni doo bëggee weddi dara loolu nga war a jiital mooy at taqwa ñaareel bi mooy lan nee na mooy at tabassur xam nga nee na lan mooy tabassur Cheikh Omar nee na tabassur mooy mbir mi ngay diingat nee na nga xam les détails les plus subtils bind leen loolu mbokk yi Cheikh Omar nee na troisième critère bi troisième règle bi pour mën a diingat pour mën a weddi dara nee na mooy tabaxur mooy par exemple tey jii bu dee da ngaa war a diingat ci économie yow waroo nekk sax un docteur en économie mais un agrégé nga war a nekk allahu akbar un agrégé nga war a doon waroo nekk sax yow dëkk tuuti na ci yow ki war a diingat dëkk tuuti na ci moom licence tuuti na ci moom master 1 tuuti na ci moom master 2 tuuti na ci moom doctorat sax tuuti na ci moom il faut qu'il soit un professeur un agrégé nga xamante ni détails yi gën a sew ci économie bi détails yi gën a sew ci système bi mu war a corriger nit ki bi mu war a dingate nit ki daf ko war a maîtriser dem leen seet ndax dingatkat yi nekk ci télé bi ak ci rajo bi ak ci internet bi dem leen xool ndax ñoom am na niveau sax
BFM waxuma la nag licence dem leen ngeen xool ndax am na ci ñoo xamante ni mënuñoo sax wax turu yonent bi Muhammad la ñuy wax Muhammad. keroog maa ngi dégg koy wax naan naafila yi ñuy def waaw du sunna yonent bi xaw ma lan ak lan xaw ma kii musu ko def charia bi di fen yoo xamante ni moom li muy wax xamu ci dara te naafila yooyu moom def na ko ba dee baayam def ko ba dee maamam def ko ba dee yow soo mënee kañ defal soo mënul bàyyil nit ñi def yow jotaay boobu nga toog ñu wutal la micro tegal la chaise yow dong nga toog ci chaise bu nooy nepp ñëpp toog ci ay chaise u plastique defal lay micro nga takk say lunettes yooyu nga def yëpp yonent bi mus koo def de sallallahu alayhi wa sallam te pourtant yaa ngi cay taxaw ci di ci wax ci turu diine xam nga am na ñoo xamante ni dañuy yare diku amuñu wallahi ñooñu amuñu sax niveau CM2 ci diine wallahi parce que ku mënta wax turu Muhammad nga naan Muhammad la yàlla yónni ci Muhammad la yàlla yónni turu Muhammad sax mënoo ko wax nga naan Muhammad di diingat naan naafila yi xaw ma ku ko deful xaw ma tegu yonent bi yonent bi mën a fen sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax du Seydina Aïcha nee na Seydatuna Aïcha nee na heure bu fukki fan yi duggee yonent bi daan gën a takkaayu gën a yokk jaamu yàllaam gën a sawar ba noppi di yee njaboot gi naan leen jóg leen nga naan yonent bi musta passé nangam ak musta def nangam yonent bi day sa morom yonent bi du defee fukk ak benn ñun ñu war a def 150 nga naan lan yonent bi su defee benn ñun téeméer lañ war a def parce que duñu moom du ñun yonent bi danaan woor di tegle ñetti fan ñeenti fan du dog yow ko nitu sunna nga del def noonu soo ko defee deede soo ko defee ñu suul la tegleel ñeenti fan di woor te bañ a dog def ko soo koy def yonent bi noonu la daan def bu dee yow moom rek ngay roy defal loolu yonent bi su daan lekk ñetti baaraam la daan lekkee xaj te foo toll di dank boo xamante dank katub ceeb bu mëkk nga ngay dingat ay naafilay jàmbur ak kii góorgóorlu jàmbur ak yow soo demal te ñoom demal nga fekk leen kaamilu alxuraan bi la ñuy naafilaa ñi ngay dingat waaw kaamil bi la ñuy naafilaa yow mënoo ko ma mayet ak suuf sax moo koloo ko dañuy fo xoolal li fii sax mag ñi di def seeni naafila jur leen ci naafila yi ñu koy def ba kii ay xale yu ndaw juddooguñu yow say bejjaaw sax matagul nga taxaw naan loolu du sunna léegi luy sunna dingat yi ngay dingat saaga yi ngay saaga wëlu yu yàlla yi loolu mooy sunna di wax Cheikhu Tidiane Michel la tudd loolu mooy sunna waaye sëñ bi gars yi dañoo war a dimbali nit ñi xamuñu luy bokkaale yàlla Cheikh Omar nee na bala ngay diingat da ngaa war a am taqwa mooy numéro 1 numéro 2 da nga war a am tabassur mooy détails yi gën a sew ci li ngay diingat da nga ko war a maîtriser 3e niveau bi mooy da nga am tabaxur mooy niveau bi gën a kawe ci domaine bi ngay diingat da nga ko war a am kenn laaju la doctorat agrégation lan la laaj te ñoo ñii di wax amuñu niveau CM2 billahi laa la wax parce que ku mënta wax turu Muhammad waroo waaraate ci l'islam maa la ko wax 4e niveau bi Cheikh Omar nee na mooy qabulul xaq nee na mooy loo diingat heure boo trouvé ne ki nga doon diingat ak li nga doon diingat dëgg la énergie bi nga defoon ci weddi ko nga def énergie bu toll noonu ci nangu ko ba noppi nag foo mus a dem wax fa yàq fa ne lii kii bokkaalekat la wala ay yéefar lañu wala nangam nga wëraat énergie bu toll noonu waxaat ne ñoom damaa juumoon ñoom ñoo nekk ci dëgg dem leen laaj leen ñoom ñëpp laaj leen seet leen wallahi kenn ci ñoom amul ragal yàlla dingatkat yi ngeen di dégg ci internet yëpp wallahi kenn amu ci ragal yàlla billahi parce que ku ragal yàlla da ngay sopp nitu yàlla yi da ngay bëgg nitu yàlla yi da ngay am looy bàyyi xel da ngay bàyyi xel sa bàmmeel waaye xale yi tiim la rek teg lay téléphone portable rek ñu kii ñu naan allahu akbar di kii rek ngay gën a xiir di gën a rakkaaju di gën a wax te yow ña la jiitu woon ca wax yu bon yooyu ñoom ñëpp nee nañ miig noppi ña ca bëri rak rocceeku na ndànk dem jëli wér waaw maa la ko wax yow ngay xale bu ndaw gaa yëpp riggal bàyyi gis la ñu gis xam la ñu xam yow nga jóg foo toll di diingat di wax lu kenn mënta wax ñàkk teggin bay bëgg a dee wallahi amuñu ragal yàlla wallahi amuñu tabassur xamuñu dara parce que faute yi ñuy def rek ci alquran di ko def ci hadis yi faute yi laa wax faute yi ñuy def rek ci ngay xam ne ay nulaar yu mag lañu waaw moom moomu doon diingat Cheikhu Tidiane
su al imam Mouhamadul Muntaka Sakho dégg ngeen tontu bi mu ko tontu correct corrigé bi mu ko corrigé ci grammaire rek ngay xam ni kii wallahi mérité wul sax di tudd turu Cheikhu Tidiane waaw ñooñ ñooy dingat amuñu tabassur amuñu tabaxur ndax amuñu niveau CM2 ci diine wallahi al azim liqaam sax waruñu ko def te tey jii ñoo ngi leen di kii fadilatu cheikh al oustaz hafizahullah ana kii waaw moom kat moo taxawal fii sunna moo tax mo ñàkk jom wallahi waaye soo demee ba ñu suul la ci sa biir bàmmeel ba nga wéet yaak yàlla kese billahi ci ngay comprendre ne adduna dara jaru fi ay caaxaan ak i fo maa la ko wax waaw maa la ko wax dara jaru ko fi soo wéetee sa biir bàmmeel waxuma la sax loolu mais siburu rek du la dalee nga xam ni coow yi du dara siburu rek waaw siburu rek kenn antanu ma ne waa baax na lalu siburu de antan na la lalu dee antan na la ñàkk jom waaw kon mbokk yi ñu def attention ci loolu Cheikh Omar nee na bala ngay dingat na nga am ragal yàlla bala ngay dingat Cheikh Omarul Fuuti nee na bala ngay dingat da ngay am ragal yàlla bala ngay dingat da ngay am tabassur xam les détails les plus cachés de la chose da ngay am tabaxur mooy waroo am licence waroo am maîtrise waroo am master waroo am master 1 waroo am master 2 waroo am doctorat liñ lay laaj mooy agrégation ñooñu amuñu niveau CM2 ci diine wallahi al azim waaw kay waaw donc ñan def attention bu baax mbokk yi bu ñu def lu ñu dégg rek ne yax wa damm na waaw xamagoo agagoo fenn fi mosagoo leen li ci yàlla waaw yaa ngi coow rek di wax rek waaw lu ñu wax nga ne déedéet loolu amul du dëgg defuñu ko woon tat ay yambar lañu te ay yambar lañu lii wane yambar lañu mooy dañuy gis ñi ñu war a waxal nii jàkkaarloo ak ñoom jéggi leen di wax leneen di wax leneen yow réew maa ngay bëgg a toj gaa yaa ngay saago yonent bi sallallahu alayhi wasallam baar yaa nga fa nit ñaa ngay jaay seen bopp sàngara saa nga fa mooy yàlla gaa nga fa caaxaat yaa nga fa yëpp nga bàyyi ko fi naan di naafile yi ñuy def nit ñi di ci góorgóorlu ci seen biiri kër di ca jaamoo yàlla di ci yokkoo seen jege seen borom nga naan du sunna musuñu ko fee def ak fee lañ ko defee kenn defu ko fekk fee amul fu mu jógee ñun li ñuy jëfandikoo lépp dafa jógee ci yonent bi wa yow loolu fan la am xanaa kon jàkka ji nga war a di nga nekk ñu génn ko sa jàkka ji ni mel micro yeeg sa yére yi nga solo tuba yaag lunette yaag yonent bi dafa mos a def yooyu yëpp donc il faut faire attention il faut qu'on fasse très attention chers frères waaw yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla boole suturaal yàlla na yàlla yokk xéewal yokk teraanga yi fa tabarakallahu xam naa suñu ko toppee dina xaw a doy waar tuuti ci waxtu wi te am na ci ñu bëri macha allahu taala dañoo war a liggéeyi suba ñoo ngi ci yoon wi fa tabarakallahu beneen bi ci des xam naa ni incha allah bu subaa dinañ ko gën a yaatal mooy leeral ku juge ci bokkaale yàlla fan nga jëm mooy bañ ñu yonent yàlla Muhammad te ko bañ yonent yàlla Muhammad sawra nga jëm yàlla nañu yàlla boole dimbali boole ñu suturaal bi jaay Seydina Muhammad fajal ñu sunuy aajo yëkkatil ñu sunuy jëf te lépp loo xam ne jëf nañ ko mu bari mu néew yàlla nangul ñu ko te su ko nangoo yëkkati ko ci jëfi gaa yu baax ya su ko defee loolu moo ñuy dimbali àdduna moo ñuy dimbali alaxira bi jaay Seydina wa nabina wa mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon sant nañ ñëpp incha allah bu subaa danañ gën a yaatal ci yeneen niveau yi gën koo leeral yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah